jafandul tuma yabo di la ñaanal iyo yaay xareeru dara piki no bin yaay ramatu de kay na wando don warulu tontu chers internautes dal leen ak jàmm ci seen site préféré nous sommes fii ak ay frère Dieyna ñu bëgg a ñëw nag waxtaanee li nga xam ne mooy problème bi d'autant plus que lynchage bi nga xam ne Dieyna ñi ngi ko koy def ci réseaux sociaux yi ku ci nekk di tirer à balles rouges ci moom léegi dañuy bàyyi sans plus tarder frère bi présenté wu ñu door a dugg ci waxtaan bi tur bi nan la. man maa ngi tudd Boubacar ñu gën ma xamee si Djidji Bou maa ngi nuy képp ku ñuy seetaan di leen wax dal leen ak jàmm di leen jaar bu baax di nuy kilifa diine yi fi nekk aussi tamit di leen jaar bu baax di leen jox seen wàccuwaay lu weer. mën nañ xam sa lien de parenté ak Dieyna vous êtes quoi exactement. bon c'est un ami ku ses si man en fait mu nekk xale boo xamante ni xale bu neex a bëgg la quoi en fait comprendre nga. wax dëgg fa neex yàlla ba ñu yégee affaire bi man personnellement ça m'a touché et ça m'a fait beaucoup de mal en fait sérieusement même bu fekkente ni aussi tamit sénégalais yi ñu ngi wax ni c'est la première fois que c'est la deuxième fois muy am mais quel que soit alpha daf lay métti en fait parce que bu dul dara xaalpulaar la ngay xaalpulaar nga bokk ak moom ci fenn fa ngeen jógee et ça fait mal quoi. Dieyna bu ñu xoolee ak taxawaayam ci biir famille exactement ban taxawaay la taxawu góor wala taxawu jigéen bu am jom parce que gis nañ ne bëgg naa def bi mu paree rek situation moomu Diop Iseg li mu njëkk a def mooy chanter yaayam kon cela message bu clair la pour wane ne moom ak famille benn kii bi ñu am benn lien boo xam ne dëgër na carrément ak aussi bëgg a def. bon. ama boo nekkee ndaw nga nekk jigéen nga nekk ci benn milieu boo xamante ni milieu bu sensible bu fekkente ni da nga am jaar-jaar même bu dee da nga sàcc sax yéegati jox ko sa yaay du ma ne lu gën la mais la moindre de ces choses lu tax mu def ko nit ñi xam nañ ko en fait parce que tey bu sa yaay feebaree mu jaral la nga def dara loo xamante ni tey tu vois da ngay mën a ni xaaral lii dinaa ko ci mën a dimbalee sama fii kenn bonul en fait du jigéen du góor amul kenn ku bon essayer comprendre ku bon rek nit moo tax nga bon en fait comprendre nga mu nekk xale boo xamante ne ci biir famille bi comme ni nga ko waxee rek booy suy def dara daf koy def ngir famille am ngir yaayam pour précisément yaayam moo tax muy def moo tax muy liggéey moo tax muy ñafe mais je ne dis pas ni que yaayam moo tax muy sàcc wala muy dugg ci naka sudul noonu. man bi ma déggee affaire bi daf ma bett en fait parce que ci yoon bu mu nekkoon waroon na mën a tey bu ci daloon xam nga mu continuer ci yoon boobu noonu lu nekk mën na ko am parce que am na talent lu nekk mi ngi ci moom tamit c'est ça kon lien boobu noonu c'est force tey mën naa ni amul kenn ci biir famille am wala yaayam wala ainsi de suite ay nijaayam papam kuy wax ni Dieyna nit ku indispensable en fait ku su amee dafay dimbale waa këram rawatina yaayam. aussi buñ gisee yenn vidéo yi di jógee ci Kolda mu nekk seen doom ñu waroon ne serait-ce que jàppale ko wala ñu am benn neutralité mais buñ ñëwee aussi di ko ŋàññ di ko xas en tant que aussi seen doom loolu qu'est-ce que ça vous fait. ñooñu dañoo ñàkk fayda man de ma part personnelle malgré ni que xale bi def na lu mu warul def loo xamante ni kenn du ko laam-laamee man du ma ko faral du ma ko miimal tamit dara mais nag doom rek la mën a doon en fait. man sama doom bi ma sukk jur bu defee lu mu warul def may fexe mu génn ci ba pare encadré waat sama doom tegaat ko ci yoon bu mu war a jaar mais bu fekkente ni sa doom def na erreur nga rejeté ko bu ko maanaam yaa ngi koy sànq en fait parce que koo rejeté ku nekk yaa ngi koy sànq ñooñu pour man peut-être man ak ñoom bokkuñu suñu point de vue quoi man sama point de vue mooy xale la ndaw la def na loo xamante ni waru ko def. waruloon saa dugg ci domaine boobu en fait man duma ko miimal dara parce que bu njëkkee am dans 2 ans mu affaire bu mel noonu amaat même sujet même cas kooku doo ko mën a miimal dara mais quel que soit alpha sooy wax ci moom da ngay wax loo xamante ni moom nga xam
muy lu la wóor mooy li nga xam ci moom munoo toog nii ak nii la majeure partie nii di wax ci Dieyna xamuñu ko sax xamuñu réellement kan mooy Dieyna comprendre nga kon quel que soit alpha jigéen la bu ñu fàtte loolu aussi tamit ki jigéen la jigéen bu bonee rek góor a ko yàq loolu la am na. rejet bi aussi dañ fay gën a taxaw parce que buñ jógee Kolda boo ñëwee aussi ci réseaux sociaux yi tu vois des influenceurs def ay live di ko wax naan su ma la juróon su ma la def ne est-ce normal est-ce que doonutoon aussi tey beneen solution ñu war koo indi mais pas que rejet bi ñu ko def parce que l'erreur est humaine. Bon, tu sais, il y a des personnes, Sénégal la ñu nekk à travers les réseaux sociaux c'est des choses indispensables et aucune chose boo xamante ni tey ñoom ñu ngi ci ñoom dañuy focaliser wu ci loo xamante ni xamuñu ko maîtriser wuñu sujet bi ñu focaliser wu ci loolu dégg nañ rumeur bi après ñu génn commencer expliquer nit balaa ngay wax ci moom de un da nga koy xam bu pare de deux ngay wax lu wóor nga bañ di déglu ay ainsi de suite ay humeur yu jógee fële de gauche à droite en fait comprendre nga fexeel nga xam nit ki tey ñoom bu ñu xamoon lu nekkoon ci biir ci lu xewoon ci biir appartement bi rawatina ci biir néeg bi du ñu wax en fait parce que bu ñu fàtte ñoom ñaar amoon nañu lien boo xamante ni lien bu positif moom ak Bril est-ce que yaa ngi ni comprendre kon quel que soit alpha moom ak Job ainsi de suite nangam dafa am fu ñu jaar ñoom ñoonu kon bu ñu jël base bi yëpp xam nga teg sotti ko ci bopp xale bu jigéen boo xamante ni judduwul sax mu nekk tout tànk boo xamante ni maturité mën naa ni des na parce que kii bu maturoon du def li lu olof Njaay di wax buñ lay séntu ci gaalu xaj ngalla buñ la ci fekk mais ñu séntu la fa ñu fekk la nga ci segg ñu séntuwaat la fa nga seggaat ci kon maturité am dafa des quoi bu ñu fàtte loolu fii jigéen bu bon ma bamtuwaat ko góor la yaax man sama point de vue loolu la yaa ngi wax sa biir wax dañu xamul Dieyna mun nga ñu expliquer personnalité bi nga xam ne si fan xamuñ ko wala personnalité bi nga xam ne rendre ko public prochain kese ñoo ko xam. Bon Dieyna c'est une femme formidable et malgré ses ay défauts nit ku nekk da ngay am défaut ma wax la nag kër goo dugg am na saraxam kër goo mën a dugg day am koo xamante ni dafay def défaut te défaut bi du Dieyna Ali la mag ji man moom lay blâmer parce que boo jugee Kolda yàgg sa rakk bi nga bokkal benn biir pour man kooku buy dugg ci lu mu warul dugg da nga koy encadré waat tegaat ko ci yoon bu jaree nga rayante ak moom boo keroog nu muy nekkee ci yoon mais mënoo nekk mag ba pare nga war a am sensibilisation boo xamante ni di nga mën a sensibiliser sa rak ba paxe defoo ko Dieyna ku ko xamul ku nekk man mën naa la koo wax moom mooy kan xale la bu am yar bu am respect ci doomu aadama malgré ne tout que dafa bëggoon succès le plus rapide possible wala dafa bëggoon am le plus rapide possible mais conseil yooyu yëpp man pour man c'est pas elle c'est son frère. frère bi par exemple tey di nga gis mag ak rakk bi gën a mature mag bi aussi est-ce que dina yomb mu mën kaa orienter bu nekk aussi Dieyna moo gën a mature Ali. dañoo ni jigéen pexe góor xel du loolu la l'islam wax ku la ëppul ker mënu laa merci qu'on se dise la vérité man en tant que góor jigéen lu mu na am 100 et quelque jigéen dañ ko yilif ba keroog muy sangoo suuf dan la yilif ci bi ngay nekk xale nga màgg am jëkkër ñu yilif la nga dem ba nekk mag say doom di la yilif man pour man jigéen maturité ba keroog muy sangoo suuf dafay des bu jigéen matoon du am jëkkër de xaw ma ndax xam nga loolu bu jigéen matoon yàlla du ko dënk jëkkër mais yàlla daf koy dënk nit pour mu mottali ko mais amul jëkkër mu am frère am bi sës si moom mu bokk ak moom benn appartement mais pourquoi pas mënu koo teg ci yoon boo xamante ni yoon bu gën mais bu fekkente ni da nga bëgg business ci Sarak c'est quelque chose d'indispensable booy bi dafa nekkoon Maroc di liggéey mu jóge fa ñibbi si waat fii à côté de sa petite sœur mais au lieu de ça moom bu ñëwee fii xale bi di liggéey nekk ci yoon bu baax ñëpp nangul lu muy def nangul ko lu muy def ci au niveau international nag waxuma la au niveau national au niveau international moom lu muy def mën na ko
kon boo nekkee ci wet bi soit nga nekk manager am soit nga nekk xam nga frère am da nga ko war a encadrer teg ko ci yoon buy def wala muy dugg wala muy wax naka sodul noonu boo nekkee artiste li ngay wax sax balaa ngay génn ci réseau di ko wax da ngay toog ak sa proche nga wax bindal ko li nga war a wax yëpp nga jàkkaarloog moom pour en cas nit da ngay jàng communication en fait jàng yow tamit yow personnellement nga xam yow dafa am fi nga jóge pour ñëw fii waa Kolda na c'est des personnes nobles rawatina jigéen ñi fa nekk du jéenaa dafa def benn faute rek kenn dañoo war a jëlaat benn affaire yooyu noonu yëpp xam nga sottiwaat ko ci jigéenu Kolda yi parce que man damay dégg ay humeur en fait damay dugg ci réseaux sociaux yi damay gis ay commentaires que les femmes koldazois sont comme ça alors que c'est pas vrai c'est une pure de mensonge en fait loolu su du dégg ku mel noonu yaa melal noonu sa bopp en fait peut-être sa encadrement moo baaxul mais foofu ay jigéen ñu noble ñoo fa nekk ay jigéen ñu xam seen bopp. Sénégalais yi nan arrêté ku def futam kooku quoi nañ blâmer kooku en fait mais bu ñu jël ñu généraliser toutes les personnes qui se trouvent au niveau du Kolda en fait du ñu benn en fait kii yaram ak keneen du benn nañu respecter jaamu yàlla yi en fait que nañu respecter les Koldazois ñoom Sénégal la ñu bokk te kenn gënu leen juddu dañu waxante dëgg amul kenn ku gën juddu waa Kolda amul rawatina Haalpulaar yi tey bu ñu waxee ci yar ci teggin da nga koy tànn ci Haalpulaar yi qu'on se dise la vérité ah ñoom kese nga fiy gis presque damay wax mais Sénégal ñun ñëpp ñoo bokk benn Sénégal bi kon Sénégal kenn mënu koo xar ñaar kon mënoo jël benn Sénégal nga ni Kolda jigéen ñi fay ne ni boo yaaxee waa Kolda sa bopp nga yaax mais bul fàtte yow mii di wax bu nekkee góor wala jigéen sa yaay jigéen la am nga rakk bu jigéen wala soit am nga doom bu jigéen kon quel que soit alpha dañu war a bàyyi du focaliser wu ci loolu noonu di wax loo xamante ni xamuñu ko jigéen dañ koy respecter bu doon boo yëgoon ni sax kii day jaay boppam mu leer ni la kii day jaay boppam boo ko mënul sutural tu te tais tu fermes ta bouche nga xam ne lii sa yoon newu ci problème mu jàmbur xam nga maandu ci boo ci xamul dara xam nga planque-toi xam nga toog nga noppi loolu mooy lu gën mais Sénégal ngay gis koo xamante ni problème mu jàmbur yoonam néew ci bu nit toogee moo gën a mën a expliquer en fait te alors que xamaanoo après tu ouvres ta bouche xam nga toog commencer mbépetu di expliquer nañ arrêté loolu ñoo bokk benn Sénégal voilà. Sénégal benn bopp la gis naa ne xol bi xaw naa jóg tuuti mais bon buñ ko centré ci ethnicisme wala côté beneen partie commentaire la rek te réseaux sociaux moom dañuy gis commentaire bu positif comme bu négatif mais bon situation bi ku ci nekk da ngay ci xool sa bopp rek nga tirer ci leçon jàng ci boo ci mënee conseiller nga conseiller aussi les retours négatifs aussi ñu xool rek lan lañ ciy jàng xaw a kii tuuti gis naa ne xaw ngaa mer tuuti mais bon. man du ma nit kuy mer je suis un homme de base man dama respecter les réseaux parce que man dama yàgg ci milieu showbiz presque ku ma xam man sama profil bi c'est pas la première fois may feeñ ci écran damay feeñ ci sama propre produit comprendre nga et je suis animateur ñu bëri xam nan ma kon su ma demee booy wax lii waxuma pour parce que dañoo wax waa Kolda en fait mais jigéen moo tax may wax ci base boobu moo tax may wax Sénégal kese ngay gis man ci li ma gis man yàgg naa dox fu nekk dem naa fa barki rasulilah mais Sénégal kese ngay gis muy toog ci kanamu doomu sénégalaise di yàq deram ba pare am jotam te portable am di publier loo xamante ni mu leer ni la kii yéen a bokk fi ngeen jóge doo ko gis feneen ci essayant yi comprendre fii kese nga koy gis Sénégal yàkkamte nan benn jigéenu Sénégal def benn affaire que ce soit nga nekk ci milieu showbiz que ce soit nga nekk xam nga une personne ordinaire bi nekk ci biir këram une fois nga def loo xamante ni peut-être erreur la ñoom ñooy vilipender sa vie nañu arrêté loolu tey boo yàqee sa doomu sa moromu sénégalaise ou sénégalais defoo ko kenn ku dul sa bopp essayez comprendre parce que au niveau international ñeneen ak ñeneen li ñuy toog di wax yow la ñuy dingaat en fait on dit les Sénégal on dit pas diw le Sénégal la ñuy wax kon Sénégal ñun ñoo ko bokk ke on arrête de xam nga toog di vilipender vie wu jàmbur yi ku def ñu jàpp ni moo ko tey ku def ñu jàpp ni xam nga kii bokkutul Sénégal affaire yooyu noonu balaa may ñu ni Sénégal dëkku diine bien vrai que dëkku diine la te ñun dañu respecter sunu religion
respecter suñu kilifa diine yi fi nekk ñu nangul leen parce que ñoom la yàlla teg fii pour ñuy teg ñu ci yoon bu gën yoon bu baax te am nañu yaakaar si ñoom bépp kilifa diine bu yeewoo fii ñun am nañu yaakaar si ñoom te bis bu nekk dañuy sakku ñaan si ñoom mais ñun des personnes ordinaires comme man ñooy toog di yàq deru doomu sénégalais yi ak wala doomu Sénégal te alors que c'est pas normal en fait ñun ñëpp benn lañu dañu war a joxante respect ku nekk xam ni kii kat fii la dëkk Sénégal benn président la ñu am amul ñaari président Kolda amul président de pour man raison la il fait partie du Sénégal en fait on se dit la vérité kon bu ñu sous-estimer les Koldazois ay jigéen ñu mën a sëy fa nekk ay jigéen ñu baax teg ci ñoo dàq ci àdduna bi voilà pour que ñu xam loolu ñoo dàq ci àdduna bi ñoo ëpp yar tamit ci àdduna bi ku ci xaw def loo xamante ni si sa vie waroo koo def peut-être loolu si vie bi la bokk du Koldazois kese ñoo koy def kon nit mënul juger nit man nu ma juger je ne suis pas la meilleure personne bu war a mën a juger nit juge bi kese moo am droit taxaw juger nit ki te bu ko juger daf koy atte ci diggante moom ak yàlla kese mu atte ko wax lu yoon santaane mu def ko kon kenn mënul juger doomu aadama ku dul yàlla. En attendant que mu gisante ak procureur tey lan mooy doon conseil pour la suite carrière am ak aussi fan la war a teg tànkam. Carrière musicale Dieyna pour le moment ça va être si difficile pour elle peut-être nag du ñàkk am na y a des personnes qui ont des têtes ñoo xamante ni am nañu mentalité générale bu ñu toogee dañuy réfléchir mûrement di xam ni kii ndaw la bu ñu ko waree jàppale dañ koy jàppale en fait mais pour man su ma ko waree conseiller bu génnee ci jafe-jafe yi mu nekk na dellu kër ga mu dem toog ci wetu ndeyam ci wuti famiyam fexe rattrapé wu xam lan mooy avenir am ba pare toog xool fu mu war a teg tànkam ba pare de un commencer si sa entourage parfois da ngay ànd ak nit mu lay ñeewantal ku la ñeewantal du la bëgg du la may jàmm en fait nit foog mu am cofeel bi ci yow am yërmande pour mu mën laa dimbale mais boo nekkee ak nit koo xamante ni soi-disant sa frère la de un kooku da nga war a jël basam teg ko fële même bu dee sa frère la du ñàkk ni li ngeen bokk mënoo koo dindi ba keroog ngay sangoo suuf mais si sa vie carrière musicale mën nga koo classer fële nga continuer sa carrière musicale mais avant tout d'abord qu'elle rentre chez elle mu toog à côté de ses parents mu toog waxtaan ak kilifam toog fa benn last time mu defaraat vie am balaa muy ñëwaat ci game bi assuréel. Avant ñu yëkkati rek jotaay bi avant dernière question la responsabilité parentale dans tout ça parce que aussi nit ñi ngi koy wax. La responsabilité d'une part bon nit ñi dañoo gisul yaay ji rek ndeysaan kenn gënu ko juddu de moom moo faqastalu rek faqastalu boppam di daanu ay daanu yi métti nag mais daanu na ñaari yoon na retenir boppam mu bañ a daanuwaat mais kenn gënu ko juddu dama ne la bu jéenaa fu mu jógee boo fa demoon yow bu dee diine da nga fa fay fekk bu dee yar da nga fay fekk bu dee éducation de base tamit xale bi fu mu jógee am na fa mais nag comme ni ma la ko waxee si njëlbeen kenn ku nekk si ñun kër boo dugg bu ne am na ku ci dëgër bopp te ku dëgër bopp ki man mooy man su ma amee doom bu góor muy liggéey mu am rakkam mu nekk ak moom beneen dëkk bu dul sama dëkk man fi ma jógee man mii seen pap pour man su ma juree sama doom bu góor man su ma fi nekkul ëllëg dafay encadrer famille bi mais pour man personnellement Ali moom mooy fautif bi parce que munoo nekk ak sa rak ci temps bi mu def erreur bu njëkk nga ne ci wàccoo quoi deuxième nga ne ci encore wàccoo ça veut dire ne que yow yaay pousser sa rak muy dugg wala muy def lu moorul def une personne si normale ne fait pas ça yow xam nga réseaux sociaux yi xam nga Sénégal nu ñu mel loo def ñu wax loo deful ñu wax kon dañuy kebetu saa su ne comprendre nga kon fitna bi amul sens man li may wax rek mooy tout le temps mooy Bril na fàttaliku bu doon benn fan sekk nañ ko teranga ñoom ñaar bu doon benn fan booy bi defal na ko teranga ci li may wax na ko fàttali.
xaaroon na par exemple surprise bi peut-être moom aussi bi mu porté plainte xaarutoon ne enquêteurs yi dina ñëw ci Dieyna parce que bu ñu xoolee côté communication affaire bi nii mu demee baaxul ci moom de même que aussi baaxul ci Dieyna. Bon, une côté communication avec Bril wala muy xaar wala mu ñàkk xaar peut-être ci yoonam la nekk une personne qui est agressée c'est lui am na droit yeewu rek dem porter plainte si peut-être man damay jàpp ni bu ko xamoon xëy na du porter plainte wala xëy na du demee ni mais chantage bu ci am moo tax en fait que mu fippu dem porter plainte te bu mu demee ba découvrir gisuma ko fi ma toog man fi ma toog nii gisuma Bril te dégguma ko mais xam naa ne que xolam neexul en fait que il vit mal actuellement mais dañ koy ñaan rek comprendre nga man dama tout le temps dama koy gis tout le temps chaque instant dama toog ak moom fii ci place su Makan y a tous les presque artistes yi yëpp fa la ñuy wotoo benn ndaanaan bu mag bi nekk fii si au niveau du Jàmmalaay fii Dieyna dëkkoon à face fii Dieyna dëkkoon Jàmmalaay côté de la Biesse Dorée Fora Bril doon ñëw di woto en fait Dieyna moo ko doon indi foofu quoi mu nekk ndaanaan bu mag artiste bu nekk daf koy wot ñun ñëpp fa la ñuy wotoo ñun ñëpp fa la ñuy dem toog wotu damay toog bu ñëwee foofu damay tooñante ak moom xam nga nit ku baax nit ku yaatu xol nit ku amul benn problème kon quel que soit Alpha dañ koy ñaan fépp fu mu mën a nekk ci jamono ji mu xam ne jigéen la te ku dul juum amul quoi am na doom mu xalaat ni xale bi tamit dafa am si circonstances yi mu juddu benn te loolu noonu ëllëg mën na perturber vie wu xale bi su demee bu màgg comprendre nga même bu ko ndeyam xalaatul mais yow miy góor xamante ni partagé nga ak moom même bu doon 2 ou 3 jours wala benn fan nga xalaat ni tuuti ke xale bi tamit am na dund quoi en fait ëllëg kon na nga bàyyi xel ci loolu noonu en fait kon quel que soit Alpha yow miy góor ñu ngi lay ñaan xam nga jéggal ko te yàlla rek tax parce que loolu rek moo am solo nga jéggal ko ñu ngi lay ñaan nga baal ñu àq nga bàyyi retirer plainte bi en fait parce que àddina amul solo ku ko waxul loolu waxu ko leneen lu am ñii fi di wax yëpp ay dugg na fi génn na fi bu doon seen rakk ñuy waxee neneen quoi kon rakk ju nekk jigéen ju nekk boo ko magee rek rakk la wala yaay la ndax ëllëg yaayu jàmbur la te Dieyna yaayu jàmbur la de bakkan la boo xamante ni mi ngi màgg ci famille bi ci loxo yi nii ci problème yi nii nañ xalaat loolu te jigéen la barki rasulillahi jigéen la te gëm naa ni su génnee ci lii dootul duggaat ci lu ñu mel kon nañ bàyyi xel ci loolu bu baax ñun suñu Sénégal ñu dimbalante rawatina jigéen ñi fi nekk ñu respecté leen quoi en fait qu'on respecte les femmes ñun fii femme jigéen amu fi valeur Sénégal dañuy wax ne fii boo dóoree jigéen ñu tëj la mais jigéen amul valeur Sénégal respecté wuñu jigéen ñi ku def ñu wax ku deful ñu fekk la fi nga nekk xool ni ñuy xawee sa sutura nañu respecter les femmes qui sont là nañu respecter jigéen ñi góor yàlla yi nañu respecter jigéen ñi jigéen du lu ñuy foowe mais boo gestoo gis sa yaay nga gestu gis say rakk gestu gis say doom war nga mën a am respect ci jigéen en fait mais boo toogee nga ne jigéen kii mooy loolu noonu lu la neex da nga koy def lu la neex bu xam nga bu defee lu mu warul def après nga wane ko à travers les réseaux surtout amatul Sénégal ñun ñoo xamul lu ñuy utiliser réseaux sociaux dañuy xëy 24 heures sur 24 di planqué wu suñu portable yi di xool lu ñuy xaawante suñu sutura yi ku mere sa morom fexe xool nu fu muy defee faay après yow nga jug ci kawam commencé di ko xam nga buntu xatal di dugg ci loo xamante ni waroo koo def qu'on respecte les femmes rawatina les Kolda joie seen yoon nekkut ci ma préciser benn jigéenu Kolda yoonam nekkul ci lii ay jigéen ñu am éducation la ñu yaru xam lu ñu bëgg xam fu ñu jëm aussi tamit kon respecte les femmes de Kolda joie rawatina jigéenu Sénégal wasalaam. Jafandul tuma yaboti la ñaanal iyo yaay xareeru